Thank you. That doesn't look clean. It is clean. Okay, thank you. Voilà. gars yi ñu ngi leen di ziare bu baax a baax a baax a baax. Voilà. Donc numéro bi dinañ leen ko postel après defe naa am ngeen bar ngeen koo am sax nag waaye dinañ leen ko jéem a dugalal nii pour ngeen am ko pour boo leen bëggee participer incha allahu ngeen participer waaw pour le moment nag dañuy ah en tout cas d'abord dañuy comme niñ koy waxee toujours dañuy féliciter waat ndaanaan bi rek Pape Alé Niang je pense qu'on l'a tous suivi ensemble mu defaat liggéey bu jaggi dayoo parce que ñun dañu nekk ci ab réew moo xam ne de moo ne comme ni gars yi di wax xamante nañu waaye yenn saa yi da ngay mel ni xamanteetuñu da ngay mel ni ce n'est pas les mêmes choses les mêmes personnes que tu connais mbir mi day daal di jaxasoo day changer quoi moi je comprends plus mon pays doo comprendre da ngay dem ba mbir mi yow da ngay ne mais attends dañ lay wax dara nga ne mais attends du ki ma xamoon day mel ni du ki nga xamoon day mel ni keneen ku bees la day mel ni dañ laa présenté waat keneen ku bees te fekk de moo ne ndeysaan ka nga xam moom la de c'est la même personne waaye nag Sénégal moo demee noonu Sénégal mooy réew daal moo xam ne macha allah réew la de réew la moo xam ne macha allah voilà waaye nag comme niñ koy waxee toujours yàlla moom yàlla dafa bari yërmande te ndeysaan trouvé nañu nag suñu xarit comme yan gars yi sama xarit yu bari dañ may woo toujours ndeysaan ñoom ñëpp dañuy bëgg a participer pour jàppale ñu ci li nga xam ne moom la ñu bëggoon ci Gassama mais bëgg leen remercier rek ne leen on a trouvé Gassama trouvé nañ ko ndeysaan waxtaan na ak moom lu bari voilà mi ngi jaajëfal ñëpp nag di ziyaare ñëpp kontaan nag ci ñëpp parce que il se sent vraiment aimé ces jours-ci nee na sénégalais yi yéen a ngi koy taxaw bu baax a baax a baax a baax a baax donc Gassama kontaan na voilà kontaan na ci ñëpp kontaan na ci yéen voilà on a trouvé Gassama notre frère mi ngi fële ci Saint-Louis on l'a trouvé ndeysaan muy nit ku baax a baax a baax a baax a baax voilà donc l'affaire Sonko li may wax ci côté wuyu ji bi nag du bari parce que loolu moo tax defe naa mu am ay avocat te avocat bu ko doomu aadama bàyyee xel moom mooy doomu aadama bi nga xam ne moom nga jël pour mu digal la ci mbiru yoon te defe naa aussi gis nañu ay kilifa diine ak ay kilifa aada yu fa dem xam naa ñu amal ak moom waxtaan parce que ce que le gouvernement est en train de faire c'est de le mettre en mal avec les Sénégalais ndax télé Sénégal yu naafeq yëpp fan yii yëpp li ngay dégg mooy na wuyu ji wala dafa bëgg a taal dëkk bi donc je pense que ñoom def nañu seen décision ba ne Sonko incha allahu rabbi dina wuyu ji suba
waaye li may wax sénégalais yi la rek mooy man ngeen dalal seen xel you can rest assured nekk lépp loo xam ne war nañ ko cee def te ñu ay doomu aadama dinañ ànd ñun ñëpp ñu def ko ci parce que Sénégal ñun ñoo ko bokk Sénégal buy tàkk Macky Sall moo koy taal ñun duñ ko taal Sénégal benn réew la benn bopp la waruñoo nangu kenn diviser ko te je pense que suñu waxu démb mooy suñu waxu tey ñun bu ñuy wax di xeexal Sénégal ñu bari amaanaa duñu comprendre dañuy ne ñii dañoo bañ réew mi dañoo bëgg a taal réew mi te ñoom ñu ngi toog fële ak seeni ay njaboot déedéet bi xeex jotee ñun dañu ñëw ci terrain Sénégal bi xeex xam nga liñ leen di wax toujours mooy fii kenn amatul loo justifier doomu aadama bu ne xam nga sa bopp ñun ci réseaux sociaux yi on se connaît tous boo koo tuddal sa moroom rek xam na exactement kan la xam nañu kan mooy fenkat bi xam nañu ki ñeme xam nañu ki amul fit xam nañu kiy wax dëgg xam nañu ki dul wax dëgg xam nañu kiy tooñ xam nañu ki dul tooñ on se connaît tous xam nañu kiy manipuler xam nañu ki dul manipuler ñun ñëpp xamante na donc moo tax xam nga ay doomu aadama bu ñu demee ba xamante xastante sax amatu fa njëriñ parce qu'ils se connaissent xam nga nit ku la xam nit koo xam kooku xastante sax amatu ci njëriñ mi ngi mel ni comme li may wax nit ñi toujours nga dajeeg tuxkatu yamba yow musoo tux yamba musoo naan sàngara mu ne la yow tuxkatu yamba bu mag nga xam nga loolu pour yow nga attardé wu ci di ko tontu sax dafa mel ni maanaam dafay am lu la manqué mais doomu aadama da ngay ànd ak sa sago rek wala nga dajeeg nit ku soxor yow ngay nit ku baax sa xol baax ngay def lu rafet nga juddu ci te xam ko nga dajeeg nit ku soxor mu ne la yow nit ku soxor nga te fekk yow da ngaa baax xam nga mi ngi mel ni Birima Ndiaye mu toog TFM ne Ousmane Sonko ku bon la mooy katu yàlla la est-ce que vous savez que Birima Ndiaye était un ceddo Birima Ndiaye taxaw na ne Sénégalais yëpp moom ceddo la woon moom gëmul yàlla gëmul woon yàlla boog nee na ba mu tuubee yàggul c'est extraordinaire kooku mooy toog mu ne day jox nit ñi ay leçon de morale ci ay mooy yàlla ci ay moom ba ko boo leen bàyyee xel bi ko suñu frère bi laajee El Hadj waaye waaju yiw ji waay ndeysaan ak a yiw El Malick nga xool ko mi ngi toog yiw ànd ak yar ak teggin muy wax ak Birima Ndiaye mu ne ko pourtant de moo ne am na ay nit yu fiy jël avion di ànd ak ay xale yu jigéen Dubaï man dama xam waa APR laaj leen ne leen ndax xam nañu leen wala xamuñu leen il faut les demander man dama xam waa APR man dama xam façon nit ñooñu ñan lañu te dañuy naan ba saw seen tubéy bu ñu naanee ba saw seen tubéy ànd ci nag ak ay jigéen di def ay ñaawteef yu bon xam nga bu ma leen ne dañu xam waa APR dañu leen xam ay conseillers spécialu Macky Sall ay ministre dañ leen xam on les connaît très bien mais nag loo gis rek waxtu bi dina jot loo gis rek bu ko yàkkamti boo ko yàkkamtee rek da nga koy yàq da ngay jël sa temps parce que comme ni ma leen ko waxee nee naa leen cin bu ñorul lekk bu ñorul kenn mënu koo yàq di ko lekk lekk bu ñorul kenn mënu koo yàq di ko lekk parce que doo xam lu muy saf mais nañu yem ci affaire Ousmane Sonko bi fii suba dina wuyu ji en tout cas ñoom jël nañu décision ay avocat am ak Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ne suba incha allahu rabbi muy àllarba moom dina wuyu ji parce que auditionné la ñu wax lañ koy wooyee donc leneen lu ci laxasu rek bu boobaa sénégalais yi on va prendre nos responsabilités voilà dina wuyu ji comme un citoyen sénégalais te dina wuyu ji dinañ ko bàyyi mu ñibbi këram buñ ko bàyyiwul mu ñibbi këram bu boobaa nag sénégalais yi ñu jël suñu ay responsabilités mais mobilisons-nous don't let your guards down li may wax américains yi toujours mobilisez-vous dañuy mobiliser wu ñun ñëpp ñu taxaw pare bu ma gënaloon gunge ko sax nag moo gënoon waaye comme dañuy tere ay rassemblement comme ñoom niñ koy waxee rek il faut ñu xam loo xam ne danañ ko doxal te kilifa yi ñoo ñaan te même kilifa yooyu ñaan j'en suis sûr et certain que bu fa Macky Sall demee bëgg a jàpp Ousmane Sonko ci ay fen
kilifa yooyu ñoom ñooy jiitu ci xeex bi ñoom ñooy woo xale yi ne leen ñun ñoo ñaanoon rendez-vous palais de la justice nañu dem jëli suñu doom j'en suis sûr et certain parce que nit ñooñu ay nitu kaddu lañu te ay nitu dëgg lañu donc nous sommes toujours on va rester cohérent et on va rester vraiment sincère et prêt xaar loolu lañ ko digal loolu la def nee na dina wuyu ji incha allahu rabbi man kenn bu ma laaj parce que moi je suis radical man ku ma laajoon dinaa ko ne bu mu wuyu ji yoota nañu dem palais déloger Macky Sall man loolu laa doon man loolu mooy sama réponse mais loolu man la intéressé ça ne regarde que moi parce que Ousmane Sonko dafa am ay avocat mu am ay nit yoo xam ne dañ koy conseiller muy waxtaan ak ñoom te ñu yor parti politique te ñoom ñëpp ñu ànd ñu am doxalin boo xam ne moom la ñuy doxalee donc man duma leen wax lu ñuy def lépp lu ñu def rek macha allah loolu moo gën yàlla na leen ci yàlla taxaw man ku ma laajoon man Ousmane Tounkara damay ne bu kenn wuyu ji 1 centimètre nañu dem palais ñu dem déloger Macky Sall mais nag xëy na dinañu am occasion xëy na dinañu amaat occasion ci biir waxtaan bi nii xëy na wax occasion dina ñëw incha allahu rabbi parce que Macky Sall il n'est pas intelligent moom même boo ko joxoon or nga ne ko mu soppi ko lu baax da koy soppi lu bon donc Sonko defe naa mi ngi ci biir xolu sénégalais yi te il est quelqu'un que vraiment il est quelqu'un de très cohérent xam na droit dafa am xam ak yelleefam te borom njaboot la dafa am ay soxna am ay doom donc bugguñu incha allahu rabbi mu def loo xam ne aussi du moo gën ci moom ak njabootam ak ñi nga xam ne ñoom la àndal donc je pense que moom bu jëlee décision rek on est d'accord moo taxoon démb ñu bindal leen loolu ñu ne ngeen déglu Sonko ak ay avocat am ngeen déglu Sonko ak ay avocat am loolu la ñu digle te ci posture boobu la ñuy taxaw ba léegi tey nag dañu bëgg a indi ay waxtaan ba léegi ñu wax leen gone gii Adji Sarr gone gu wow bët gii muy Adji Raby Sarr gars yi jël ko victimiser ko biñ ko jëlee victimiser def ko victime la Adji Sarr est une victime totale loolu adduna bi yëpp d'accord nañ ko parce que xam nga pour nga mën a nekk nit bu mel ni Adji Sarr ndeysaan il faut nga mën a am nga bañ a ñàkk déjà éducation de base la Adji Sarr ñàkk éducation de base Adji Sarr dafa ñàkk éducation de base jàppale wuñ ko ba mu nekkee gone amul encadrement bu normal donc dafa dund ay tolof yu bari ci àddinaam et je pense que loolu il faut ñu nangul ko il faut ñu may ko loolu parce que dañu am ñun nii ngay waxal dañu am ay njaboot te parmi nous il y a des personnes qui ont perdu leurs parents tôt dans la vie parce que Adji Sarr dafa war a traumatiser wu parce que nit ku normal mënta def li Adji Sarr def Adji Sarr dafa am doom Adji Sarr a un bébé Adji Sarr dafa am doom bu am 2 at kooku bu mënee taxaw ci kanamu ay enquêteur déjà on the oath xam nga ñun bu dee Amérique xaw ma Sénégal ni muy doxee mais bu dee Amérique booy wax ak ay enquêteur ba ñu dem bay jël say PV di jël sa report you are on the oath maanaam lépp loo wax mën nañ ko utiliser contre yow boo fenee mën nañ ko utiliser contre yow boo waxee dëgg mën nañ ko utiliser de ta faveur donc Adji Sarr am na ay danger yoo xam ne dafa nekk ci biir waxtaanam bu nekkoon ci état bu cohérent ndeysaan yàq nañu àddunaam dañ ko daal di tëj ci prison bi te dina fa yàgg lool parce que dafa am lu rëy tey maanaam lépp lu lakk Sénégal nii Adji Sarr moo tax mu lakk lépp lu yëngu Sénégal nii Adji Sarr moo tax mu yëngu lépp lu jaxasoo Sénégal nii Adji Sarr moo tax mu jaxasoo ànd ko nag ak ay délinquant laa leen mën a tuddee ndax kilifa gu gàddu sa saak am ànd ak sa sago yor sa njaboot nga jël doomu jàmbur jëluloo yow sa doom jëluloo sa mbokk nga dem xooli doomu jàmbur bu vulnérable nga jël ko nga koy utiliser nga koy manipuler
man je vous dis que dans notre pays il y a des personnes qui sont lâches dafa am ay nit yu soxor ay nit yu soxor ay nit yu bon ay nit yoo xam ne mérité wuñu leen wooyee ay jullit déedéet mérité wuñu leen wooyee ay jullit parce que gis nga Adji Sarr gaa yaa ngi laam-laame benn mot boo xam ne man xam naa ci dara man Tunkara mu ndaw mi xam naa ci dara dafa am daam bu ñu tuddee Coura Macky xam ngeen ko mi ngi fii ci Amérique bëgguma woon sax tudd turam xam ngeen turam mi ngi fii ci Las Vegas te moo gën a garaaw Adji Sarr parce que moom dafa def dafa yoroon moom carte Sénégal prostitution def ko ba Sénégal ba tàyyi ñëw Amérique nekk prostituée fii ci Las Vegas ñun ñëpp ñu xam nañu Las Vegas bañ nañ ko ba ñu tuddee ko Vegas Las Vegas li fay xew ñu ne what happens in Vegas stays in Vegas voilà ngeen jéggal ma nag temps yële am na scandale yu mag yoo xam ne tudd nañ ko fi ci Las Vegas nañu jéggalu yooyu waaye ñu ñëwaat rek ci li nga xam ne moom mooy Macky Sall Macky Sall ndaw soosu ba mu génnee di saaga di kooku dafay génn di saaga kilifa ay diine di saaga ay ñoom Ousmane ñoom opposants yi ay ñoom Ousmane Sonko ay ñoom Ousmane Tounkara Macky Sall daf ko recevoir palais photo yooyu mi ngi fii j'ai les vidéos Coura Macky Sall daf ko recevoir palais mu ne sama président ngi nii adduna bi yëpp di ko seetaan Macky Sall rusu ci dara te kooku benn liggéey la am APR mooy di saaga ñëpp elle a fait des vidéos qui font tellement honte que boo dégloo vidéo yooyu di nga laaj sa bopp ndax lii normal na te Macky Sall dafa recevoir nit kooku palais donc bi ñu ne Macky Sall dafa recevoir Adji Sarr palais mais loolu wax bu yàqu la mais les Sénégalais devaient savoir que c'est la vérité Macky Sall dafa recevoir palais non seulement dafa recevoir Adji Sarr palais mais Macky Sall recevoir na Penda Ba fàttankit la ku ngeen Penda Ba mi génnoon saaga ñëpp Macky Sall recevoir na ko ñu jox ko passeport daggal ko jox ko ay koppar génnee ko réewum Sénégal te xam ngeen loolu yëpp kan moo nekk ci ginnaaw la grande dame innocente du Sénégal Marème Faye Sall képp kuy def lu ñaaw ci Sénégal képp kuy wax lu ñaaw ci Sénégal képp kuy doxalinu doomaraam ci Sénégal Marème Faye Sall moo leen di financer lépp luy ñaawteef parce que yéen a ngi fàttaliku cette même dame Coura Macky y avait benn affaire bu ñu fi bëggoon def scandale sénégalais yi voilà sénégalais ils sont naïfs ñoom affaire bu ndaw dañ koy bëgg a jël def ko fi scandale cette même dame waxoon na fi ci benn fameuse audio mu ne non man dama bëgg a Macky Sall te yàlla tax mu ne man benn yoon lañ ma mës a dimbali Marème Faye Sall moo ma yónnee xaalis jaarale ko ci consul général de New York malgré dinaa ko wax sama xol neexul waaye sama goro la nii la ko waxee woon ci audio bi dem leen ngeen dégluwaat ko dinaa leen ko indil donc nit ñu mel noonu ñoom ñoo ñu jiite ñun première dame bi nga xam ne dafa war a dimbali doomu sénégalais yi maanaam Adji Sarr mii tey première dame bi mu déggee kaawu Adji Sarr daf ko waroon récupérer immédiatement ne leen bu leen yàq doomu jàmbur man yaay laa indi ko jàppale ko tette ko dimbali ko suturaal ko sarax ko yërëm ko nag déedéet ñoom ñëpp ñu accaparé wu kii mi ngi jàpp fële kële di jàpp fële benn doomu jàmbur bu jigéen ñoom ñëpp ñu jàpp ci di ko xëccoo di ko saax-saaxe mel ni ko gis yàpp mel ni ay dëmm yoo xam ne dañoo wër benn morceau yàpp ku ne bëgg cee dagg sa wàll parce que ñoom gëm nañu ne seen problème Adji Sarr moo koy réglé parce que Adji Sarr bu fekkee réussir na li nga xam ne moom la ñu bëgg ñoom bu fekkee Adji Sarr réussir na li nga xam ne ñoom moom la ñu bëgg ñoom kenn du ci dem prison est-ce que xam ngeen ne Adji Sarr comme ni ma leen koy waxee c'est une toute petite fille boo xam ne mënuñu ko tuddee bu dul petite fille bu traumatisée maa ngi leen di dégluloo benn audio même audio tantu Adji Sarr boobu doon wax ngeen déglu mu dégluwaat ko bu baax nag bi yoon c'est pas Pape Alé Niang mais un autre journaliste
ngeen déglu kaddu yi ni mu méngoo ba bañ koy laaj ñaata xaalis lañu dig Adji Sarr ba bañ koy laaj ndax Adji Sarr am na doom dama bëgg ngeen déglu ko bismillah. lan mooy sa problème. sam problème mooy que ne dama doon ànd nit ci lu dul dëgg Adji Sarr moo ma fi indi moo tax ma jógee ba Jifeer ñëw fii. fan nga dëgg. Jifeer laa dëkk. ban région la. Jifeer mi ngi ci boo passé Mbour da ngay passé Mbour passé dëkk bu ñuy wax Samba Dia passé dëkk bu ñuy wax Palmarin doo egg Jifeer. d'accord Jifeer il la benn buntu la fa laa nekkoon di jaay fiiril ni jaay Adji Sarr bas gis ma fa maag moom ñuy génn mu daan dem di géej di maare maag moom ñuy génn ba yàlla def say am ci Adji ci man la ne woon mais Adji dafa nekkoon Jifeer première fois bi mu njëkk a def. d'accord balaa ñuy egsi foofu yow nijaayu Adji moom mooy sa borom kër. mooy sama jëkkër. ñaataat ngeen sëy. maa ngi sëy nañ 2 ans. 2 ans ngeen sëy. am ngeen doom. am nañ benn doom. am ngeen benn doom. am nañ benn doom man ak moom bu jigéen. d'accord nga ne Adji si yow la nekkoon. Adji ci man la nekkoon Jifeer. waaw bi mu nekkee ci man Jifeer mu jël téléphone jàmbur boo xam ne capitaine gaal la ba mu fa sàccee ab téléphone ñooñu dàqe ko xale góor di xeex ak ñooñu ñu jël ko dem nëbbu ko ci benn kër benn maire bu yor restaurant li may wax bu ko déggee dina ko xam bi maire boobu noonu làqee ko ba suba sa lañ ko jëlal oto yóbbu ko benn dëkk bu ñuy wax yaayam ma nga ca côté Fimela am na ñu bëri ñu xam Fimela ndax Fimela mooy côté campement Ndangaan ñu jëlee ko fa door ko indi fii Dakar mu nekk Dakar bi mu nekkee Dakar man li ma ci gën a ñor mooy woo na nijaayam téléphone. nekk ko sama ñëwal continuer ci li nga nekkoon balaa nga egsi foofu. puisque nit ñi lay dégg xam ne yow mi li ngay wax daf la leer nañu. merci bi mu jugee foofu mun nijaayam sama tante de bi ma nekk fii Grand Yoff kooku bu dañuy jaay añ ba mu jeex du ma may añ ndekki tamit dagg mburu fukki dërëm la may jox te ndab yi maa koy raxas ma ne ko dafa bëgg lu yomb Adji dafa bëgg noflaay du liggéeykat Adji tey moo dem def ay affaire ay promotion nijaayam na ma Adji daal ba ko foofu moom kenn xamul lu mu bëgg ma ne ko danga koy gëtal nag mu wax li bëgg parce que yow xaritam nga mu ñëw fii Dakar jékki-jékki woowaat nijaayam ne ko maa ngi Pikine am naa fi di liggéey massage yaa ngi dégg bi mu waxee loolu ba ma am ay fan mu woowaat nijaayam téléphone ne ko nijaay fekk xale yi ma wax naan Adji de temps yi daa am buzz ndax moom mooy massage Sonko ma naan leen kuy Sonko ñu ne ma kooku ci affaire politicien yi lay liggéey ñu bàyyi wax jooju mu teg ay fan mu woowaat nijaayam ne ko nijaay dafa am benn liggéey bu ñu may liggéey loolu nijaayam ne ko lan la mu ne ko dañ ma ne jaar ci turu nit ne ko kooku daf ko ne waxal liñ la wax lépp. daf ne ko xawma Babacar xawma moom moo ne ko na ko fexe ba bu fa Sonko ñëwee bu fekkee moom ak keneen dañ faa nekk na fexe kooku génn moom na woote téléphone wax ne Sonko daf ko violé nijaayam ne ko na nga laaj lu ko jar. yow bi instant bi Adji di oote yow yaa ngi. sama téléphone maa ngi togg añ ceebu kecax di yekk sama téléphone itel yi jar 5000 simple yi moom laa yoroon ci la woote. man maa wuyu kooku nag doomu jàmbur mi ne ma waaw tante ça va ma ne ko ça va ana sama nijaay ma ne ko sa nijaay nga ne def fekk ko ci mbaar ba jox ko téléphone bi. muy wax ak Adji Sarr maa ngi taxaw maa ngi yekk noonu ceebu kecax añ ay heure añ nijaayam ne ko na nga laaj lu ko jar. mi ne ko lan laay laaj mi ne ko na nga fexe ba nañ la jox lu ko jar ba nga xam ne bu subaa di nga ci mën a dimbale sa njaboot mi ne ko baax na. ci la woote waa daan nijaay maanaam wax nañ ma 200 xaw ma 200 millions xaw ma ne ko 200 millions mi ne ma waaw ma ne ko yéen li ngeen bëgg a def xam ngeen ko mu ne ma loolu amul problème jegee problème ma ne ko mu ne ma waaw ma ne ko kon baax na. ñu dawal ay fan ma ne ko yow ma ne ko yéen affaire mi ngi gën a dem nit ñaa ngi naan Sonko Adji Sarr Sonko Adji Sarr Sonko Adji Sarr man nag du ma fi fekk ndax lii mu ne ma ne ko xajuma ci mu ne ma dinaa la jox 300000 nga dem defi commerce. ma ne ko 300000 sama jëkkër mu ne dina ma jox 300 ma dem def commerce mais naa nopp man ko dama noppi ndax lan ma ne ko parce que doomu jàmbur kenn du ko yàq ku yàq doomu jàmbur daf fekk jurloo ko mu ne ma boo ne ko dama lay may sa baat ma ne ko nay tay mu ne may naa la sa baat. kon yéen ci problème boobu ngeen divorcé. leen divorcé maak moom dem naa doy na. ok léegi Adji Sarr moom dafa am doom. Adji Sarr am na benn doom. benn doom am na ko. doom bi ñaata la. doom bi à peu près ay 3 ans 4 ans. d'accord waaw léegi yow histoire bi muy expliqué nii ban période la woon. li ma lay expliqué nii loolu yàggul li ma lay wax nii yàggul mënuma wax nag ne da temps la. ok mais bi problème bi amee la. bi problème bi léegi yow bi nga tasee ak sa jëkkër ak ba ci tey jii nii ñaata fan la def. def na 3 semaines. def na 3 semaines 3 semaines. ok d'accord léegi boobu ba léegi déggante woo ak sa jëkkër. woo ma ko sax lijjanti wu ma ko. nga nekk ci jàmm ma nekk ci sama jàmm. d'accord xaaral léegi madame. yow nee nga Adji Sarr moom moo oote si sa téléphone yow sa téléphone bu fekkee ne Adji Sarr daf see oote nga jël téléphone bi jox ko sa jëkkër muy nijaayam
ñoom ñaar li ñuy waxante yow naka nga def ba dégg. parce que téléphone bi soo ma woowee bu fekkee ba suma ba mu fort du ma la dégg yow yaa may dégg waaye man du ma la dégg su ma ko defee nag may libre yow da nga may dégg man ma lay dégg bi may woo net mi ngi fekk may jël sama morceau di tegg cin bi boobu pare naa añ mu ne ma an sama nijaay ma ne ko kooku nag doomu jàmbur mi ne waa tante an sama nijaay ma ne ko mi ngi nii ci baar bi mi ne ma jox ma ko ma jël téléphone jox ko ñëw indi foofu cin bi toog di yekk ci laa dégg muy wax loolu nijaayam naan kan am na liggéey bu ñu bëgg a def loolu. parce que yow bi nga joxee sa nijaay sa jëkkër téléphone bi ba pare da nga taxaw. ci mbaar bi la ci mbaar boobu fa la ñuy toggee añ. moom nii lay toogee. di rab ay buumam. man maa ngi nii di yekk añ moom mi ngi nii di rab ay buumam. d'accord ci noonu nag laa déggee seen waxtaan ñoom ñaar. léegi Adji Sarr moom naka la doon dundee ba nga jàpp ne li mu wax nii du dëgg. parce que li mu doon dundee mooy que ne Adji Sarr daan jël alalu jàmbur am na benn bis boo xam ne dama ko mës a fàtte loolu maa ngi koy rab boobu nijaayam tax ko ma de dafa am faram beneen bu jógee woon Mbuur ñëw sees ko Jifir beneen faram bu nekk Jifir ñëw fekk faram bi nekk Mbuur ci biir néeg bi mu xëcc ki dëkk Jifir ba mu génn mi ne ko waa ji mi ngi ak téléphone bu baax ak xaalis da ngay ñëw rek génnee paaka mburu nga ne ko lan ngay def fii kii sama jabar la dégg nga wax ci kii sama jabar la waa ji tamit dem def loolu ñëw rek daal di yuuxu daal ne affaire nangam yi daal di saaga ndey foofu noonu wax ay waxam daal di ne ko kii sama jabar la daal di génnee waa ji bu max ko ci biti man jour boobu noonu bi ñu ma ko ban loolu bu ma ñëwee ba yow yam ci dama ne lii du dëgg après ma ne ko billaay yaa am fi mu ne ma àdduna dañ koy lijjanti ma ne ko di nga mës a lijjanti nag ba lëj mais lëjam boobu mooy bisub tay bii. d'accord est-ce que yow xam nga li ngay wax nii la ci mën a fekk lépp. dama see daw dara ragaluma ci dara parce que man maa ko wax maa jugee Jifir ba fii maa paasal sama bopp yéen ñi kenn joxuma ci paas kenn xamuma ci xamoo leen sax di ngeen ma mës a gis. yow Jifir nga dëkk Jifir laa dëkk ñor ma moo tax ma ñëw wax fa laa ñibbiwaat bi ci yàlla andee. d'accord. léegi madame man su ma la déggee dafa mel comme si que ne yow da ngay venger wu parce que li la sa nijaay fase la. man li la jëkkër nijaay aji fase. du loolu xam nga lu tax du loolu sama jëkkër dafa bëgg sama sëy bu tasee à cause de problème bii la su ma nangu woon jël 300 000 yooyu noonu nga xam ne lewul dem jëndee ju ko bagage ñëw di ko jaay kon yéen du ngeen ko yëg mais dama ko nanguwul du ma lekk lu lewul. naa dundee yalwaan te fi may waxee ak yow nii su ma ñibbi yee Jifir naa mën a fexe ba li jël ñëwaat Dakar gii wut fi sama liggéey di liggéey barke alxuraan. kon ñoom instant bi nii encaissé nañ. ah xaw ma ndax encaissé na ñoom dégg noonu moom jot na. nijaay kañ la waxoon la lay jox 300 000 yi. moom bi ma koy wax loolu bi affaire bi amee la ne ma yow noppi léegi loo bëgg ma ne ko bëgg ma dara ma ne naa la jox 300 000 yaa waxoon da ngaa bëgg a commerce ma ne ko maa la waxoon damaa bëgg di jënd keccax ak géej di ko jaayi Touba. allahu akbar. mu ne ma ma ne ko waaw te bu ma ko waxee léegi waxuma ci woon dara ba keroog la ma ko doog a laajaat ma expliqué ko lii mais bi ma wax posé xaalis boobu laa ko ne nag man suur naa ko du ma lekk loo xam ne nii leewu ma man damay ñàkk di dundee waaye du ma jël alalu jàmbur di ko dundee ngir fen. voilà léegi problème boobu moom moo causé yéen ñaar seen divorce wala yéen loolu moo indi suñu divorcé man ak moom. parce que nee na man naa noppi ma ne ko du ma ko noppi wala damay wax nijaayam bu dégg loolu it dina xam ne maa ko wax man maa ko wax. nitu dëgg bi nañ ko ci lijjanti. nëbbu ma lakk ma maa ko wax. gars yi seeti Adji Sarr bu ko dégloo dina xam secrètement ngeen may ko 300 000. d'accord mérité na ko. d'accord madame kon instant bii nii yow encaissé nga wala encaissé woo 300 000 yi. gisaguma sa xaalis. kii nit ku jub man gisaguma xaalis dégg naa nag turu xaalis waaye man gisaguma xaalis def maa daal wax ne ma naa noppi moom dina yëkkati li ma ko waxoon ci pour jënd bagage mu jox ma ko muy 300 000 ma ne ko nag du ma ko jël di ree du ma ko jël di jooy doy na sëkk ak barke. noonu la demee man gisaguma xaalis dëgg yàlla. d'accord waaw. sa jëkkër nan la réagiré bi nga ko waxee loolu. daf ma ne bëggoo dara daf ne man dama iñaan. daf ne da ngeen leen soxore nee na man dama iñaan dama leen soxore. parce que yaaya woykatu làmb la woon dafa génn àdduna. kon yàlla moo ko may lii mais man dama soxor. ma ne ko lu la yàlla may ak lu la nit may bokkul. xanaa ñoom seen situation demeewul noonu. seen situation demeewul noonu. ku leen xam ne seen situation dëgg yàlla demeewul noonu. voilà léegi yow puisque nijaayam nga doon sëyal am na ñu bëri ñi nga xamante ne ñi ngi génn ñii naan ñoom nijaayu xale bu jigéen bi la ñii naan dañoo bokk xale bu jigéen bi yow est-ce que yow loolu mën nga ci indi ay leer. xale bu jigéen bi ñaari nijaay la am yu góor kenn ka ma ngi ci dëkk ba gàll la yor day jëlee ñi Jifir di leen yóbbu beneen nijaayam bi moom moo nekk Jifir man moom laa doon sëyal mais xamaalaatuma ko beneen nijaay xanaa nijaayu mbedd. kon Adji Sarr ñaari nijaay la am. actuellement ñaari nijaay la am yuy dund yu ma xam bokk yu ma xam yi nga xam ne ñoo ma ñaan si woon ñaar lañ. gisuma ci doom bàyyi gisuma ci doomu nday. d'accord est-ce que. Adji Sarr jàng na école. non loolu moom dese na maa wóor. dese na maa wóor. ok d'accord mais mën na bind wala mënul bind. mën na lire moom mais bind moom wóoru ma ndax am na leen léeg-léeg benn jour sama téléphone sonné ma woon ko mi ne ma kii la promotion la moom mën na lire mais bindam moom wóoru ma. d'accord merci beaucoup sa dernier mot lan la. sama dernier mot daal mooy que ne Adji Sarr
na xool ci yàlla xam ne ëllëg jigéen la te day juri doom te way wi. voilà donc loolu leer na je pense que affaire Adji Sarr bi leer na lool leer na naññ nag man nag toujours li may wax sama responsabilité la man ànduma kii bañuma ànd ak kële donc li may wax man sama responsabilité la ku mu neexul loolu yow la intéressé mais ndaw si waxuma waa Sonko waxuma waa nangam dama ne mérité na 300 000 ku xam numéro am nag ma ko yónnee ñu fexe mu jot ci 300 000 francs CFA yi mu soxla pour commerce mu dem commerce parce que dëgg la def te yëfu gor la def kii yëfu gor pire la def voilà te gor yi dañ leen soxla ci suñu société mënoon naa jaay ngoram daam bi mënoon naa yàq Sénégal daam bi mënoon naa taal Sénégal cette dame là bu àndoon ak diilu ñoom Adji Sarr bii bu ay gor génnuloon wax ci diilu Adji Sarr bii bu ay nit génnuloon wax ci diil bii ni kon ba léegi ñu ngi ci ay nguuta waaye li yàlla di def yàlla du nit de xam nga dinaa leen wax dara Moustapha Diakhaté moo njëkk tàmbali affaire Sonko bii di par wax ba taat bii seen ndeysaan mu le même criminel Moustapha Diakhaté mu ne woon bàyyi na fi Macky Sall ndeke mi ngi ànd ak Marème Faye Sall ci suuf mais lan moo ko dal dafa dem ba ne baayam moo gën baayu yonent bi ne yaayam moo gën yaayu yonent bi c'est extraordinaire dafa wax ba taati senn fa mu toog dafa wax ba indisposé ci góor ngeen jéggal ma ci wax jéggal leen ma ci kàddu dafa wax ba nen waaye ndeysaan la yàlla di def rek wax na wax ba sawtu bay bi léegi mujj gi comme amatul lu mu wax ndeysaan mu dem déborder parce que yàlla bëggul tooñ mu dem déborder mu ne moom yaayam moo gën yaayu yonent bi papa moo gën yaayu papa yonent bi deuxième personne biñ ko gisee nag mooy sama waa ji sama copain maam Ngor li rang waxoon mu ne ko maam Ngor tu nous emmerdes maam Ngor tu nous emmerdes maam Ngor daal moom it wax na maam Ngor ba mu waxee jabar ji xaw ma la jabaru maam Ngor nuñ ko war a tuddee première dame la wala dernière dame dernière dame voilà maam Ngor wax na ba dernière dame am tamit yor lammiñam di par ndeke kàccoor ba moom Sweet Beauty ndeke maam Ngor moom dafa am sax abonnement ba pare nag ràcc teg ci dolli maam Ngor ndekete moom dafa sax am ay copine moom yoo xam ne day daal di doxantoog ñoom ci biir Dakar bu Dakar lan demee saay gis nga affaire Ousmane Sonko bii doomu aadama yu bari di ngeen ci jëlee torox tànk parce que yàlla li mu bëgg moom daf koy aaral boppam yàlla li mu bëgg daf koy aaral boppam il faut ngeen comprendre loolu wax la yoo xam ne suñu mag yi dañ leen koy wax nee nañu yàlla li mu namm def ci doomu aadama yàlla mooy jël doomu aadama boobu encadré ko seet leen jël leen exemple nen jël leen ginaar xam nga ginaar nen xam ngeen li gën a fragile ci àdduna bi nen la chose la plus fragile au monde c'est un œuf boo leen ko jëlee nen ginaar nen tegale nen yi ba pare def lan tëdd seen kaw boof leen yàlla mooy aar nen yooyu aar leen ginaar gi boof leen ba ta heure bi jot ginaar yi nen yi toj doom yi génn te dañuy dund donc gis nga yàlla bu bëggee doomu aadama da lay encadrer ci lu mel noonu daf lay mel ni ku lay dugal ci nen imagine leen histoire nabillahi Moussa boobu ñu leen wax dafa jël doomu aadama le tyran maanaam ki nga xam ne moom mooy dictateur u dëkk bi moom mooy yar doomu aadama boobu ba doomu aadama boobu ñëw yegg fa nga xamee ne da koy faagaagal doomu aadama boobu ñëw faagaagal te moom moo yar doom bi ko faagaagal il faut doomu aadama yi ñuy delloo siwaat seen xel xam nga doomu aadama soxor mooy sa ennemi numéro 1 lii nag dafa am importance ñu koy wax soxor mooy ennemi doomu aadama numéro 1 soxorte sa xol mooy sa ennemi numéro 1 parce que gis nga boo baaxee boo gentil wallahi da ngay sonn rek waaye doo rus mais gis nga boo soxoree tu restes mécontent tout le temps lii dama leen koy wax nag parce que dama ci am preuve dama ci am firnde man dama am ay xarit yu soxor ma am ay xarit yu baax ñi baax toujours foo leen fekk seen xol yaa ngi neex mais ñi soxor toujours foo leen fekk seen xol yaa ngi toxot rek
seen xol yaa ngi yàqu seen biir xol yi loolu nag amul njariñ coxorte amul njariñ parce que yàlla moo ñu sàkk ñun ñëpp mu def wërsëg ci ñun ku nekk lii sa wërsëg di nga ko lekk te Dieu a fait ses décisions ku war a yegg si maanaam magistrature suprême au Sénégal kenn mënu ci dara ñu ngi sonko amaana jigéen amaana Mame Diarra Fam mooy dooni président Sénégal bu bees amaana Aïda Mbodj lay dooni amaana keneen lay dooni amaana Alioune Sall mi ñu gën a bañ ñun ñëpp moom mooy dooni président wu Sénégal loolu yàllaa ko xam yàlla mooy décider dama leen di jox exemple rek mais li wóor te wóor mooy complot bii ngeen lalal Ousmane Sonko ndëgg sërëx bii ngeen ko lalal bëgg mu daanu ci biir dafa fekk rek déggu leen proverbe bi nee nañu leen yéene néeg la boroom rek a ciy fanaan nag yéene bu bon néeg la te boroom kese moo ciy fanaan il faut ngeen comprendre loolu gis nga doomu aadama boo amee yéene bu baax lu baax rek ngay am mais boo amee yéene bu bon ci doomu aadama da ngay toog toujours di laaj sa bopp lu tax man li may lijjanti ci àdduna bi yëpp lijjantikuwul c'est parce que sa yéene la yàlla di fay sa yéene déggu leen la de ñu ne yàlla du fay wax baay jëf yéene sax yéene yàlla daf ko catégoriser presque ci jëf parce que man ngaa doon nit koo xam ne tu n'es pas milliardaire mais nga toog sa biir kër di am naqar sa biir xol naan de man yàlla bu ma defoon milliardaire téeméeri jàkk laa ci tabax ma tabax ci téeméeri école dimbali gone yi ma yóbbu ci ay nit mag ma may ci nit xaalis ma jox ci ay nit yu baax ñu lekk xam nga yow lan moo lay dal foofu nga toog yàllaa ngi lay bindal ay tiyaaba ak beneen bandi bi nga xam ne moom dafay toog di yéene ne man de bu ma amee ay milliards 50 jabar laa ciy takk wala ma dem tëdde jigéenu dëkk bi yëpp ma jëndal leen ay kër jëndal leen ay oto di mooy yàlla yow tamit yàlla foofu la lay xaar parce que yéene bi nga am toujours yàlla daf la koy fay yàlla day fay yéene bu baax il faut doomu aadama yi ñu setal xol yi ñu laabal xol yi li ñu sonal ci Sénégal déjà coxorte la parce que li dal ni Ousmane Sonko ce n'est rien que la lâcheté mooy nga xool benn doomu aadama ay gone bëgg ko ay xale yëkkati ko ci kaw a kaw bëgg ko nga ne yow mënoo supporter loolu di nga def lépp loo man pour faagaagal doomu aadama boobu dakkal addinaam loolu lan moo ko jar why you need that parce que yàlla li mu namm moom dina ko def yow nga soxor yàlla dina ko def nga baax yàlla dina ko def doomu aadama moo dul comprendre rek yow sa yéene amul benn effet ci maanaam vie wu doomu aadama bi li ngeen yéene Sonko ni yëpp yàlla li mu namm ci moom dina ko def il faut ngeen di bàyyi loolu xel yàlla li mu namm ci Ousmane Sonko loolu dina am ci nii wala ci naa donc coxorte gi moo amul njariñ coxor gi moo amul njariñ yenn saa yi da ngay déglu ay nit damay jékki-jékki taal internet xool ay nit yoo xam ne barki Dembo Ndiaye ñoom ñoo doon jooy Macky Sall nit ku bon la Macky Sall nangam la Macky Sall moo gën a soxor Macky Sall lii Macky Sall la même nit ñooñu Macky Sall jël na seen njiit transhumé na ci Macky Sall ñu ànd ak Macky Sall rek Macky Sall moo gën ci dëkk bi Macky Sall baax Macky Sall moo lef lii mais il faut ngeen ragal yàlla dafa am Dieu existe ku yaakaar ne yàlla amul da ngay nax sa bopp dara gënul am yàlla ci àdduna bi yàlla rek kadul jeex nag ñun ñëpp dañuy expirer il faut ngeen xam loolu de ñun ñëpp doomu aadama yi fi ne nii yëpp dañuy expirer déglu leen kaddu yi nga xam ne moom la ñu yëkkati fële keroog ci Walfadjri le pertinent journaliste Moustapha je ne sais pas quoi son nom wala dëgg yàlla bëgg naa koo xam nag xam naa dinaa def xamante ak moom je vais faire connaissance parce que moom it yàgg naa koo seetaan nit ku dëggu la te ñun dañoo bëgg nit ñu dëggu léegi ñu déglu ko. dafa am wax man noonu laa ko gisee ci site internet yeeg ci réseaux sociaux yi. benn waaye nee nañ bu toog ci benn télévision wax ne gendarme yi ñoom ñoo wax Adji Sarr bu mu njëkkee ñëw porte ba plainte ñu ne ko demal nga wuti preuve ne dañ laa violé ñu bari wax ne gendarme yi kon mën nañoo jàpp ne bu fekkee viol am na ñoom ñoo ne ko demal ñu violé waat la pour preuve am.
waaw xam nga loolu dama ci bind mais nga même rek ma jox kii benn message bi ma jox léegi. C'est un juriste sénégalais bu nekk à Lausanne à l'université de Lausanne. Babacar Mané. nee na il te remercie et il loue ton courage naa ko jox sa numéro. merci voilà donc Babacar Mané. Merci le député Ndango Seck m'envoie aussi un message depuis l'Italie. pour me dire que mi ngi suivre émission bi te c'est très bien. Bon, mais il y a quelques personnes qui disent que même en Birmanie ils ont manifesté pour Ousmane Sonko voilà. donc loolu. allez-y. wax jooju rek man dañ ci bind tey suma rédacteur en chef daf ci bind. daal di ne tur bi Birima Ndiaye. këpp na yalwaanu comploteurs yi. moom noonu la ko titré quoi. mooy Birima Ndiaye këpp na yalwaan bi. maanaam propos boobu rek. ni que gendarme yi ñoo yebal xale bi mu dem ñu sàkku ko. pour am ay preuves. dindi na les faits déterminatifs du viol c'est-à-dire la ñu mën a jàppee viol. mooy maanaam violence bi surprise bi. ruse bi contrainte bi loolu yëpp dañ na amatul. mooy que xale bi ci boppam. moom moo provoqué viol bu dee viol am na. léegi bu dee daf ko provoqué mooy on conçoit que consentement la. consentement nag fa mu am mënatuñ fa wax viol bu dee tamit ba léegi dañuy wax mbirum viol. mais xam nga lan moo ci gën a yéeme. mais est-ce que les gendarmes ñoom aussi dañuy toog sol seen tenue yu bleu di seetaan télé ñu wax leen wax ju grave nii ñu toog di seetaan comme si de rien n'était. mais Moussa Ba moo tax mu am lu ma wax dama ne. ces propos sont d'une extrême gravité. tey jii billaahi wallaahi. su ma ko fi waxoon wala Pape Ndiaye wala yow mii balaa ñoo pare egg si nañu koom-koom fii c'est-à-dire nag il faut tamit. am la nga xam ne ñun. mën nañu am liberté wax parce que peut-être loolu lañu mooy suñu liggéey. mais tamit am na la nga xam ne nag buñ ko naree wax dana am nag fu ñu koy teg. su dee nag ñii nga xam ne mooy les corps maa ngi déglu sànq rek. discours fa laa nekkoon sax discours adjoint général de division Mamadou Tine. le haut commandant en second tey le retraité. fa la ma fekk sànq mais ci wax boobu rek. mu ngi wax ni que am na la nga xam ne. des corps comme yu mel ni gendarmerie. waruñu toog di nangu ñuy nal ñi leen di nëxasal. ils ont été toujours des républicains. ils ont été des gardiens du temple. nañu continuer dans cette mission à garder le temple. donc lii wax ju nu mel nii. wax dëgg yàlla bu gendarmerie réagirul nag man dinaa wax leneen nag ma xool ndax daañu nekk si wala duñu. voilà lii la ñu waxoon keroog gendarmerie nationale. gendarmerie nationale je vous avais promis te temps yi nag dinaa leen wax dëgg de temps yi dinaa leen tëggal ay ndëgg sërëx parce que gendarmerie naa fekk ngeen tudd wala gendarmerie nationale. léegi yéen Birima Ndiaye génn na yéen a fi toogoon temps yële passé suñu frère Guy Marius Sagna moo fi bindoon mu ne police dañuy abuser li nga xam ne moom mooy détenu yi ba leen di laaj ci ban xeet la ñu bokk bay maas ay ngóora doomu aadama police génn si saasi def démenti voilà suñu benn xarit nag bu tuuti bu mel ni Ardo Ñing ndeysaan mu dëkk fële masoon na fee def benn accusation ci benn gendarme benn colonel de la gendarmerie si saasi nag colonel de la gendarmerie bi génnee li nga xam ne moom mooy vraiment information ne moom abusé wul Ardo Ñing ñu def communiqué gendarmerie def communiqué si saasi léegi ñu am keneen koo xam ne moom mooy Birima Ndiaye mu toog ci télé naafeq bi gën a mag ci àdduna nag mu tudd Youssou Ndour naafeq la de man waxantuwuma de naafeq bi gën a mag ci àdduna bi Sénégal Youssou Ndour la le plus grand danger de l'existence de notre pays ki gën a grave ci Sénégal Youssou Ndour la ndeysaan démb sax maa ngi wax ak sama benn xarit bu baax moom am na yeneen lum ci yokk mu ne ma Tunkara ma ne ko waaw waxuma ko de nit la damay yeggali waxam rek mu ne ma yow nag dafa mel ni xamuloo Youssou Ndour ma ne ko lu xew mu ne ma Youssou Ndour amaana sax ndeysaan nee na dafa am ay far maanaam dafa bëgg tamit góor ndekete moom bëgg-bëggam yematul ci jigéen moom da koy jël ci kanam ak ci ginnaaw mais loolu nag nit a ko wax donc du ma ci sori waxam la donc man waxuma ko donc léegi dañu ñëw ci li nga xam ne moom mooy fay léegi Birima Ndiaye mu toog ci rajo TFM ne gendarmerie nationale
ñoo ne Adji Sarr voilà sa affaire viol bi amuloo ci ay firnde léegi demal nga uti ay preuve nga indil ñu mooy gendarmerie nationale mi war a aar doomu aadama yi mu war a aar nit ñi moom mooy encourager doomu aadama yi pour ñu dem pour se faire violer et revenir donc si je comprends bien gendarmerie nationale ñoom au lieu dañuy aar ay doomu aadama dañuy jël ay doomu aadama di mettre leur vie en danger parce que tey yàlla suturaal na Adji Sarr mu doon nit ku mel ni Ousmane Sonko mais tey bu nekkoon beneen nit ci ñun réew yi ñu dëkk nii ñu dégg doomu aadama boo xam ne moom day planifier ay ñaawteef di ko indi gars yi dañ koy daal di jël rey ko suul ko parce que en réalité ñooñu snitch lañ leen tuddee ci suñu société donc gendarmerie nationale jël nañu bakkanu Adji Sarr def ko ci xottu gerte te ba léegi génnuñu pour démentir li nga xam ne moom la Birima Ndiaye wax donc loolu ça fait mal loolu dafa metti ci xol parce que pour toog tey la gendarmerie nationale la ñu wax newuñu gendarmerie maquillage newuñu gendarmerie APR newuñu gendarmerie Pastef mais dañu ne gendarmerie nationale la gendarmerie de tous les Sénégalais donc kooku nit ku mel ni Birima Ndiaye bu toogee ci télé wax lu mel noonu te démentiru leen ko man maa ngi bëgg a gëm ne li Birima Ndiaye wax noonu dëgg la donc le complot une partie de la gendarmerie nationale fait partie de ce complot ñi nekk ci télé bi ñoom mënuñoo wax loolu ndax buñ ko waxee ñu jël leen balaa émission bi di jeex mais man naa ko wax man dama gëm ne gendarmerie nationale sénégalaise am na ay infiltré ak ay corrompu yoo xam ne Macky Sall moo leen dooleel parce que ba keroog ci buntu kër Ousmane Sonko on a trouvé des policiers civils qui étaient en train d'enregistrer yor ay appareils yu extraordinaire ci buntu këram loolu feeñ na fi donc dans la gendarmerie nationale il y a de la corruption parce que gisuñu benn doomu aadama parce que Birima Ndiaye li mu wax bien vrai que c'est dangereux et c'est illégal mais c'est vrai c'est dangereux et illégal c'est très dangereux et c'est très illégal mais dëgg lay wax xam nga Macky Sall ak ñi mu àndal dañoo dangereux benn peeru dangereux boo xam ne yenn saay bu ñu la waxee jéeye yi ñuy def sax doo ko gëm parce que xoolal affaire Adji Sarr bi une petite fille boo xam ne dafa woon nijaayam seen dëkk mu ne ko man de dañ maa proposé pour ma def benn accusation voilà man dama am buzz j'ai du buzz dañ ma woo pour ma accuser Ousmane Sonko ne daf ma siif c'est extraordinaire donc elle a accepté donc waa APR nul qu'ils sont ñu jël ko xale bu jigéen bi ñaari carte d'identité la am Adji Sarr elle a 2 cartes d'identité ñaari carte d'identité bi ko waa APR defaral pour mu voter leen ak beneen carte d'identité boo xam ne ñoom ñoo ko defaral pour lan pour ñu wàññi ay atam pour mu nekk mineur xam nga APR ñoom dañoo tàmm affaire mineur ñoom nag affaire mineur dañ koo tàmm ñoom comme dañoo tàmm affaire mineur donc pour ñoom maanaam lépp loo xam ne dafa war a xew ci àdduna bi rek affaire mineur la donc ñu dem jëli Adji Sarr ñu wàññi ay atam ku am doom bu am 2 at ñu wàññi atam def ko mineur maanaam loolu pour jël gën a yàq deru Ousmane Sonko je dis aux Sénégalais que am na lu Khadija Mahécor Diouf doon wax te dinaa yegg ci prisonniers détenus politiques yi mu ne ne ratons pas ce tournant mu ne vraiment nañu rentrer dans l'histoire par la grande porte te loolu laay woo doomu sénégalais yi tey ne rentrons pas dans l'histoire par la petite porte rentrons dans l'histoire du Sénégal par la grande porte maanaam nañu jël buntu bi yaatu bu baax ñun ñëpp ñu takk ci ba takk rip bëgguma dégg Tunkara grand patriote Massamba grand patriote ñun ñëpp ay patriote lañu votre seule différence avec Tunkara peut-être moom dafa nekk ci internet yéen ngeen nekk sur le terrain wala ngeen nekk ci beneen côté c'est tout donc on est tous des patriotes
laataa may jóge ci loolu sax ma annoncé waale leen yéen ñi nekk ci diaspora bi particulièrement Amérique New York am nañu marche bu mag bu ñuy waajal te ñu ci invité doomu sénégalais yépp ak foo mën a nekk Los Angeles Boston Miami Washington maanaam fépp foo mën a nekk North Carolina South Carolina foo mën a nekk ci àdduna bi invité nañu leen ngeen ñëw dinañu jéem man dinaa jéem de ma façon dinañu jéem indaale lu ñu lekk lu ñu mën a seex tuuti pour ñu voyager dinañu jéem parce que ñu ganale suñu gan yi mais nañu marche keroog jeudi alxamis ginnaaw suba à 14h ginnaaw suba à 14h la ñuy marche fan la ñuy marché ginnaaw suba à 14h ñu ngi koy defee buntu Nations Unies parce que dafa am vraiment Nations Unies mi ngi en session te dañu bëgg waa adduna bi gis ñu donc ñu bëgg ñun ñëpp ñu dajale fa parce qu'il y a des prisonniers politiques ce cas n'est pas seulement Ousmane Sonko il y a Guy Marius Sagna qui est en prison il y a Clédor Sène en prison il y a Assane Diouf en prison ñu leen di jéem a teg ay ndëgg sërëx yu mag pour denc leen ci kaso bi te Ousmane Sonko ci boppam kenn mënu laa wax exactement lan mooy xew suba kenn mënu la ko wax parce que on est face à des personnes yoo xam ne ils sont très dangereux kenn xamul li ñuy def lan la ak kenn xamul li ñuy lijjanti lan la marche bi ñuy amal New York alxamis la incha allah alxamis jeudi à partir de 14h incha allah heure de New York jeudi à partir de 14h heure de New York bu leen tardé nag parce que session bi entre 14h30 ak 15h la donc il faut ñu nekk fa sur place ñun ñëpp buñ fa nekkee sur place comme ça ñu mën a yaatal waxtaan bi comprendre nga donc ñun ñëpp nañ fa daje dañu invité ñëpp nag pour ñu daje fa incha allahu rabbi ñu yaatal parce que il faut que d'accord Sénégal dinañu def seen wàll mais diaspora bi aussi dañu war a def seen wàll ñun tamit ci diaspora bi on doit faire notre part parce que Sénégal ñun ñoo leen di motiver en fait may woowaale doomu sénégalais yi pour ngeen mobiliser wu xamuñu lu yàlla di def mais il se peut que suba ci guddi dinañu réagir suba ci guddi il se peut que ci la couvre-feu bi di jeex parce que Ousmane Sonko buñ ko auditionné dañ ko war a bàyyi mu ñibbi parce que amul lu ko nit di rapproché liñ koy rapproché ñun ñëpp xam nañu li ci xew mais bu fekkee dañ ko bëgg a garder suba ci guddi il faut que les Sénégalais ñu bàyyi lépp lu ñuy def ñu def li ñuy def suba ci guddi te lépp jeex te guddi moom vraiment wax dëgg yàlla yomb naa doxantu sol leen ay yére yu ñuul dëkk bi leerul boo leen di defantee gars yi lakkatu ci ginnaaw ay mur bàyyi leen ñu romb yéen ngeen continuer dox seen soxla ngeen bari ci dëkk bi lool te boo leen fa baree problème yi yépp dina jeex donc man boobu conseil lay jox Sénégalais suba ci guddi qu'on se prépare nombreux nañu bari nag nañu sakkan nañu ñëw nombreux ñun ñëpp ñu pare bu fekkee ngeen déglu bu Ousmane Sonko ñibbee këram yéen a koy njëkk yëg di ngeen ko gis bu fekkee nag am na benn camlangal bu ñu bëgg a indi suba du ñu xaar ba 8h ñëw live suba pendant toute la journée man ngeen seetaan rek seen téléphone yi bàyyi ci xel man nañoo taal live à tout moment du ñu xaar ba 8h ci guddi parce que 8h ci guddi day fekk mu lëndëm donc lépp loo xam ne dañ koy lijjanti ci Ousmane Sonko dinañu ñëw incha allahu indi information yi teel bu ñibbisee dinañ leen ko wax ne leen ñibbisi na ak jàmm ak salaam dem na auditionné nañ ko il est rentré chez lui bu dee jéem nañ ci beneen tappale ñun ñëpp nag on prend nos responsabilités comme niñ leen koy waxee Ousmane Sonko leen la woote de résistance pour doomu aadama yi ñu résister ñu ne il faut ñu résister ñun loolu lañ wax te dañuy wax aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités sénégalais yi les autorités compétentes
bàyyi leen xel ne déglu nañu kilifa yi gis ngeen ñu ñëwuñu fi xasuñu kenn saagawuñu kenn déglu nañu kilifa yi wax nañ leen ko de kilifa yi ñëw nañu ñaan nañu déglu nañu leen même man mii jot naa ay woote parce que sama xol bi dafa jeexoon tàkk ma ne pourquoi Ousmane Sonko sax di nangu di wuyu ji waaye ba ñu waxee ak man j'ai compris donc ñun ñëpp déglu nañu kilifa yi te wootewuñu à l'insurrection yéen ak ñuy dégg ñun ñëpp ñu ngi ne teg di wax ci jàmm di dox jàmm parce que bëgguñu ñu mettre ñu en mal avec les Sénégalais di fen naan voilà dañoo bëgg taal dëkk bi dañoo bëgg nangam Ousmane Sonko appelle à ceci Ousmane Sonko appelle à cela mais Ousmane Sonko n'a appelé à rien du tout il va aller répondre comme on le l'a demandé mu may kilifa yi cër nag donc soyons vigilants et soyons prêts dafa am loo xam ne nag dinaa leen ko wax te loolu war ngeen koo bàyyi xel Ousmane Sonko mënutoon a bañ a wuyu ji parce que loi la Ousmane Sonko bu bañee wuyu ji loi je pense que tey Sénégal dinañu yegg foo xam ne loi bi day nekk loo xam ne ndeysaan dëkk bi dafay daal di yàqu donc Ousmane Sonko dafa am lu mu incarné ci Sénégal xam na ne malgré la loi sénégalaise maanaam suñu justice elle est imparfaite maanaam am na ay pax yu bari waaye munta bañ a wuyu ji parce que loi bi noonu la tëddee bu nit ñëwee bu la accuser même bu dee ay fen il faut nga dem wuyu ji pour dindi li nga xam ne mooy tuuma biñ la teg donc manta bañ a wuyu ji donc il faut ngeen comprendre incha allah kenn manta bañ a wuyu ji loi ku mu mën a woo ak loo ngand ak loo tuuti il faut nga dem wuyu ji bu dul loolu dossier bi kenn du ko mën a teg parce que dañu auditionné ki nga xam ne moom mooy ki accusé donc ñu war a auditionné borom salon bi ñu war a auditionné beneen masseuse bi donc il faut ñu auditionné ki nga xam ne aussi moom mooy Ousmane Sonko donc bien vrai que assemblée nationale defuñu seen liggéey gis nañu ñu nasaxal te Ousmane Sonko wax dëgg yàlla bu ko dese woon ci moom rek du dem wuyu ji loolu àdduna bi yëpp xam nañ ko waaye dafa ànd ak ay nit yoo xam ne dafay liggéey ak ñoom te mu ànd ak ay kilifa te kilifa yooyu woote ñoom ñëpp ñu ñaan njëkk donc je pense que avec respect il faut que moom it mu am lu mu may kilifa yooyu ndax moom it bu leen ñaanee dafa am luñ koy may te dëkk pour mu mën a dox il faut nga nekk ak ay doomu aadama yoo xam ne dañuy déglu donc ñun wax nañu ne bu Ousmane Sonko demee wuyu ji bu fekkee ne dañ ko maanaam jéem a jàpp ci ay fen les Sénégalais vont sortir et ils vont révolter dina am révolte populaire ci dëkk bi te duñu épargner kenn personne ne sera épargné incha allahu rabbi donc il faut doomu aadama yi ngeen bàyyi loolu xel parce que Ousmane Sonko est quelqu'un que moi je respecte beaucoup comme ni ma leen ko waxee xam na loi il est bien informé xam na loi xam na àqam ak yelleefam aussi xam na aussi àq ak yelleefu doomu aadama xam nga tey Ousmane Sonko mënoon naa bañ a wuyu ji ñu toog seen kër am na ay garde corps yoo xam ne jaral nañ ko seen bakkan Ousmane Sonko chauffeur am sax jaral na ko bakkanam donc deret mënoon naa tuuru ay bakkan mënoon naa rot ay doomam mënoon nañoo traumatiser famille am mënoon naa am ay jafe-jafe lu bari mënoon naa xew ci këram gi donc je pense que décision bi mu jël man comme ni ma leen ko waxee mënuma fee toog di leen ne wala décision bi mu jël nii la wala nale la man naa cee bañ a d'accord nag parce que doomu aadama la parce que man je suis radical man bëgguma kuy négocier wul ak Macky Sall mais man bëgguma kuy dellu ginnaaw ci dara loo xam ne da nga koo wax ak Macky Sall Macky Sall du façon nit boobu Macky Sall loo wax ak moom waroo dellu ginnaaw fipp rek voilà mais nag je pense que bu ma ko waxee mu gën a rafet Ousmane Sonko dafa war a wuyu ji te la loi a demandé à ce que mu dem wuyu ji te waxtaan na ko ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay avocat am mu waxtaan ko ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay naataangoom ak ay kilifaam te je pense que liñ ko dogal ñoom ñoo xam lu tax ñu dogal liñ ko digal ñoom ñoo xam lu tax ñu digal ko mais macha allah alhamdulillahi rabbil alamin yàlla na yàlla def daal jàmm ci Sénégal parce que ñun jàmm la ñuy wër ñun Sénégal bu am jàmm la ñu bëgg Sénégal bu naat Sénégal boo xam ne c'est pour tous les Sénégalais je vais vous dire une chose dinaa leen wax dara démb damay wax ak sama benn xarit
ndeysaan xarit la bu fameuse boo xam ne ñëpp xam nañ ko ci réseaux sociaux yi muy jigéen ju baax muy jooy rek moom daal pas jooy mais muy fipp rek waaw génnal wax leen lii nañu taal offense ma ne ko déedéet ma ne ko moi je vais écouter Ousmane Sonko ak ñi nga xam ne ñoom ñoo koy digal ba mu jox ñun ndigal bu ñu joxee ndigal ñun ci ndigal boobu la ñuy dox mais du ma réagir sans pour autant ñu dégg Ousmane Sonko. léegi beneen affaire bi nga xam ne moom la ma ndaw si wax te muy lu sacré mu ne ma man dañ ma dénk Ousmane Sonko moo tax ma bëgg ko man dama amoon doom bu góor bu gëm yàlla bu génn àddina bu nelaw bu wàcc liggéey doom bu góor boobu balaa muy génn àddina il était tellement respecté et tellement aimé partout dans son quartier muy julli di jaamu yàlla toujours mu ne daf ma dénk Ousmane Sonko mu ne ma yaay jàppale leen Ousmane Sonko bu ñëwee ci dëkk bi Sénégal dina baax yéen ñëpp di ngeen ko njariñoo mu ne doom ji nag dafa wàcc liggéey donc loolu bi mu amee moom nee na loolu moo tax elle se sent mal à l'aise que moom dafay lâcher maanaam devant la pression moom dafay xeex ba bakkanam des ci mais kenn du laal Ousmane Sonko donc loolu mu doon loo xam ne dafa metti ci xol di ko déglu ci sa xarit te ma jot aussi ay xarit yu bari support bi parce que démb même moi je peux un peu vous dire que j'ai vraiment perdu le moral parce que li ma naqari du Macky Sall du ñi nga xam ne ñëpp moom la àndal ci ñaawteef bii mais les jeunes du Sénégal yoo xam ne dañu am espoir amoon nañu espoir ne incha allahu rabbi Sénégal dina changer amoon nañu espoir ne Sénégal dina changer Sénégal waaw donc gars yi jot naa aussi benn publicité léegi bu ne Ousmane Sonko day def déclaration à 21h voilà tey la 21h donc xam naa comme ni ngeen xamee sama jikko rek tungu ne du teew ñuy nataal bëggoon naa live bi gën a gudd waaye comme Ousmane Sonko dafa laaj ñu may ko suñu nopp rek ñaan naa leen yéen ñëpp ngeen dem mayu ko seen nopp yéen ñi fi nekk yëpp nag laal ñaan génn leen fii directement ngeen dem ci Ousmane Sonko ñun ñëpp ñu dégloondoo ko incha allahu rabbi bu jaree ñu ñëwaat après waxtaanam bi dinañu ñëw bu ko jarul nag bu soobee yàlla suba dinañu ñëw incha allah ngeen di suivre actualité journée bi voilà donc nañu dem ñu déglu Ousmane Sonko incha allah bu ko defee rek incha allah bu ñu amee leneen luñ ci yokk bu subaa amin bu ci kanamee ñu yokk ko ci wala bu dul loolu bu subaa ñu yokk ko ci voilà donc dem leen déglu Ousmane Sonko mi ngi joxe déclaration 21h la waxoon il fait 21h10 xam naa war naa commencer parce que moom du tardé lu bari bismillah donc maa ngi nii di fa dem nañu dem ñun ñëpp ñu seetaan li nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko merci beaucoup les amis merci ngeen jéggal ma nag nañu dem ñun ñëpp ñu dem déglu ji Ousmane Sonko voilà donc marche bi jeudi la fii incha allah jeudi incha allah heure Amérique muy 14h heure Amérique Nations Unies jeudi muy ginnaaw suba 14h heure Nations Unies waaye yéen ñëpp dem leen seetaani Ousmane Sonko après bu ñu amee luñ ci yokk incha allah dinañu ñëwaat ñu yokk ko ci wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu